بشيخنا سعد العالم سنو يا كارتيك لك شيخ سعد لبي ذكر الإله يرك لكم شيخنا بو ñewul woon ñun taalibi ñoo ngi gëlëm bëri si géej jub lëndëm déglul ma wax la ak ñëwam ku mel ni moom dootu fi am cheikh na cheikh Saad ci weer wi la nu bindoon turam wali yëpp di ko ñaan cheikh na cheikh Saad la bii Cheikh Saad Bou moom benn nitu yàlla bu mag la woon mi ngi juddu ci xodd ci Mauritanie waajuram bu góor Cheikh Mohamed Fadel la tudd waajuram bu jigéen mi ngi tudd Mariam Mint Ahmed Lahbi nit la bu am dimension yu bare li wóor ba wóor moo di nitu yàlla la li wóor ba wóor aussi moo di shérif la di xeet ci deret ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Saad Bou moom yàlla moo ko tànnal boppam mu nekk koo xamante ni dafa mel ne capacoli ndax moom bala muy juddu déjà lu rëy moo am ndax dañ ko doon xaar loo tax ñu tuddee ko Saadu Abi ndax bi mu waree ñëw foofu xutbu yu bari dañu dugg xelwa ñu ci bari wax ni ñoom ñoo koy jur ndax dañoo gis ñu bind ci weer bi Saadu Abi mooy ki nga xamante ni mooy mbégte papaam Mohamed Fadel moo gën ne moo koy jur ndax xam na lan mooy cosaanam xam na fan la yaayam nekk dem fexe ba takk yaayam ba mu judd mu nekk Cheikh Saad Bou bii. Cheikh na ba muy jug ci baayam il était très très jeune ñii dañuy wax 12 ans ñii dañuy wax sax 11 ans et quelques ci lu wér ni 7 ans la jël wér ci baayam 7 ans la ko baayam méetale moom Cheikh na Cheikh Saad Bou. Cheikh Saad Bou mooy fanweeri doom ak benn bu Cheikh Mohamed Fadel ci góor ñi ndax Cheikh Mohamed Fadel dafa amoon njaboot gu barkeel macha allah Cheikh Mohamed Fadel mi ngi amoon juróom fukki doom ak ñett yu góor 53 ak 47 doom yu jigéen ñeent fukk ak juróom ñaar. sowu jant Afrique la gane si àddina sowu jant Afrique li ko jëlee Mali Mauritanie Sénégal Gambie ak Guinée la action ëppee le développé tarixa bi. Xaadiriya mooy tarixa bi njëkk Xaadiriya buñ ko doon dàkkantal judduwaayam mi ngi toll ci 1166 loolu dafa yàgg 12e siècle avant tarixa yu bari di ñëw Xaadiriya rek moo fi nekkoon ndax Cheikh Abdul Qadir Jeylaani bi nga xamante ni moo ko généré moo ko doxal juddoo Perse màggee Bagdad bi nga xamante ni moo doon capitale lu monde islamique Cheikh Abdul Qadir Jeylaani boobu dafa jàngale lu baree bari ci l'islam. Cheikh na dafa bokk jamono ak ay colon bokk jamono ak ay sëriñ bokk jamono ak ay buuru cosaan. vers la fin année 1800 ci la tarixa yi juddu te yàlla dafa def ni année 1850 yooyu ñi waroon fexe ba l'islam bi daj ci Sénégal bi yëpp ak ci Afrique de l'Ouest bi yëpp vers les années 1850 boobu la ñu judd. Cheikh Saad Bou mi ngi juddu 1848 1853 ci la Ahmadou Bamba juddu 1855 ci la El Hadj Malick Sy juddu ki leen mag nag mooy Limamou Laye 1835 la juddu waaye moom c'est à l'âge de 40 ans la woote ba ci Abdoulaye Niass 1844 waaye ñoom ñëpp booy xool date charnière bi nga xamante ni commencé nañ éclore mooy les années 1870 75 jàpp 1880 te lañ commencé dégg seen diggu doole commencé samp seeni tarixa boobu fekk na lu bari romb na boobu ñi doon ci yaat def nañu li ñu waroon ba pare mooy El Hadj Oumar Tall ba loolu weesu vers les années 1864 Maba Diakhou Ba la même chose
tubaab bi tamit ni mu doon ŋànke suñu réew yi di gagné benn par benn royaume yi demoon na presque ba dajal ko ndax ca Waalo la commencé 1855 moo njëkk a daanu yeneen ci teg yëpp tegu ci ba 1886 ca la Lat Joor daanu donc tubaab bi pacifié commencé doxal waaye gis nañ ni ñi nga xamante ni ñoo ŋànkoon tarixa yi foofu la ñu tàmbalee bi tubaab bi tegee li nga xamante ni mooy ay mbiram teg dooleem di jël koom-koomu réew mi di def ay liggéey bu bari di jëlee fii di yóbbu ñoom ca lañ ànd ak tubaab ba di dugal l'islam bi muy gën di sore tubaab bi di def la muy def ñoom ñuy def la ñuy def. objectif am moo doon saxal diine bi et je crois que réussir na ko d'ailleurs dans cette période mën nañu wax ne ku mel ni Serigne Touba il a fait la même chose malgré li ko tubaab yi def musul woote pour ñu dal ci tubaab bi El Hadj Malick soo ko seetloo aussi en fait génération boobu ils ont eu une stratégie je crois pour que seen taalibe yi mën a vivre seen foi dans le calme et dans l'épanouissement. loolu pexe boobu bi suñu kilifa yi teg pexe bu mag moo nekk noonu tactique bu mag moo nekk noonu ndax ñoom bu yàgg ba li nga xamante ni yi fi nekkoon tund yi dañoo tuuti woon ba pare tas ceddo gi bare nit ñi xeex yi bare teg ay jafe-jafe baadoole yi bare diine ji mënul tas donc tubaab bi li mu ñëw noonu mu nekk jafe-jafe kenn soytu ko woon waaye suñu mag ñi foofu la ñu jaaree pour yokk l'islam bi ba l'islam bi daj un peu partout ca biir liggéey boobu nag Cheikh Saad bu def ci liggéey bu am solo. Cheikh na ko amoon gis-gis la visionnaire la woon mayum yàlla mun na jëflante ak ñëpp Cheikh na daal lu ko sharia may rek mu def ko te sharia li mu may doomu aadama dafa yaatu sharia am na ñu koy xatal lool déedéet Cheikh na Cheikh Saad bu dafa doon jëflante ak ñëpp ak les musulmans et les non musulmans waaye nag kenn du dugg ci mbirum diine loolu ba mu koy wax ak tubaab yi lu leer la leen wax diine ji moom ba ci kalimatu laa ilaha illallah ci kaw duma ko def sikar moom kenn mënul fexe ba taalibe cheikh na yi guddi ak bëccëg kalimatu laa ilaha illallah mooy sunu carte d'identité mooy sunu passeport mooy sunu lépp ñun kër cheikh na Cheikh Saad. Cheikh Saad la bit nee na su ngeen bëggee mucc fii ak fa ñu jëm sa xoolee ci kalimatu laa ilaha illallah 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 laa ilaha illallah. jàng boobu nag indi tuuti jafe-jafe incident ba benn ci taalibe Cheikh Saad bu dóor benn policier ñu jàpp leen yóbbu prison convoqué Cheikh Saad ba mu demee jàkkaarloog tubaab ba ak jàkkaarloo bu rëy moo tax tubaab ba dellu ginnaaw fu ne ci famille yu gën a mag Cheikh Saad bu dafa daan am ay taalibe di samp ay cheikh rek di dem ay cheikh yu mag cheikh bu mu teg rek am nga ndigal pour joxe werd am nga ndigal pour wut ay taalibe am nga ndigal pour wax ci waxu ci kaddu Cheikh Saad bu am nga ndigal pour yaatal l'islam. ku mel ni Cheikh Moussa Camara ku ñu xam la universitaire yi nekk ci kaw suuf yëpp xam nañu Cheikh Moussa Camara may bi ko yàlla may ci wàllu xam-xam amul xeetu xam-xam ji mu bënd waaye ku mel ni Cheikh de Calaw Seck bu Nguraan ku mel ni Cheikh Adjuma Ba bu Guet Ardo ku mel ni Cheikh Ahmadou Ndiaye bu Lobbudu ku mel ni Cheikh Mouhamed Ali bu Diigaan Cheikh Ahmadou Jimbira bu Kébémer Cheikh Mouhamadou Lo bu Mbuur Cheikh Paté Sarr bu Medina Sarr Sagata ay cheikh yu bare ak manjaate Faati Mbaay manjaate mi mbër wale Cheikh de Calaw way na Cheikh Saadu la bi Cheikh de Calaw radiyallahu anhu booba li Kajoor baaxoo bu ñu dee bënn ab teen xale yu góor yi la ñuy def bu ñaar duggee tey gas boo lëggee ñeneen ñaar dugg gas am na sax ku ma dégg ku ñu ma wax ne ma nee na Cheikh de Calaw doon gaskatub teen déedéet waa Nguraan ñoo doon gas seenub teen
xale yu góor yi nguraan di ko ay loo ku aaye ñaar ñu aaye tey bu ëllëgee ñeneen ñaar aaye ayam googu mu mujjoon a aaye nag keroog sax ca la teen ba bënn mu nekk ak menn moromam ci biir teen bi ñuy gas ba teen bi tël ndox mi ne pël bi génn ñu ne teen ba bënn na teen ba benn ñu continuer di walu di gas di walu bu mu jàgg Cheikh de Thialaw yooxu ci biir teen bi ne julli leen julli leen julli leen Cheikh Saad boo ngi nii nekk sama kanam di julli mi ngi taxaw ci benn der bu weex bu am ngëndal kaalaw julli leen Cheikh Saad boo ngi moromam ji mu àndaloon ne de Thialaw dafa jommi ci biir teen bi te yor leen ma goj yi ma génne ko ñu yor ko goj yi mu génn nee na bëccëg boobu yëpp dafa yendoo mandité ci leer bu mu gis ci Cheikh Saad bu ba àndul ak sagom di bétër bétër booba nag la tàmbali nag di waaj nan laay def ba gis Cheikh Saad bu ak kañ laay dem ci moom Cheikh de Thialaw way na Cheikh Saad la bi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko Cheikh Aljuma ko waɗanno jemma fof hoyɗo ina yi annoore yàlla mayoon Cheikh Aljuma saa yu tëddere mu gis ci gént ab benn ceeñeer benn leer nde immota ɗum a rewo mu jóge ko sow wona hakkunde lesdi asma mu jóge bët gànnaar diggante asmaan ak suuf hande ka watti si hoyɗi annoore nde mu dem be bu ko géntee rek yande eri a dow lesdi mu jaar ci kaw suuf si moom ceeñeer bi di wër watti siko hoyɗi annoore nde mu def su ko géntee rek nde naata ndir suudu ndu ndu woni mu ñëw bi ci néeg bi nga xam ne fa la dëkk andi ɗum ɗo mu xam ne lii kako immante walla ɗum wona goɗɗum lii de dañ cee war a jóg walla ab mbir la sabu annoore nde watti si nde arita nde arda jimmi neɗɗo mu dem be leer bi su ñëwee rek day dikk ci moom ab jëmm nit ha laaɓa jimme ono feewi mu dem be yàlla woon ko jëmm ji daal am na lu mu wund siɓi anndi abba rewo mu fas yéene nag jëm bët gànnaar amul kenn ku mu sa dem ci cheikh na te jóge ci cheikh na te doo waliyu amut kan mooy mun a wër di Cheikh de Thialaw du waliyu yàlla lii xewoon Lompul nañu ko dem laaj waa Lompul jugloo ab néew kenn musu ko fi jugloo ku dul Cheikh de Thialaw Seck lan la wax pël mii nga xam ne la ma ngi dëkk Gett Ardo siɓi Cheikh Aljuma moom Cheikh Saad bi mu ne Cheikh Aljuma han kala ngoraari yeeso ma ngooyo ɓandum har mi jeeya mu ne ko bés ni ki tey yooru tey bi ma la seexale képp ko xam dafa jàkkaarlu sa kanam gu sell gi yàlla araamal na yaaraamam safar nde noon almuɓe naareɓe yo fulɓe yo seɓɓe fof dogani ɗum bi loolu amee nag ña fa toog ñëpp réerandoo ñëw ci Cheikh Aljuma ngir gis kanam yi ni ko Cheikh Aljuma Cheikh Saad bu wax ɓe mbiɓe piɓe mum yanoy noon ñi war a fas yéene dal ci koom ndax loolu kaddu boobu Cheikh Saad bu wi noddi almuɓe naare o yi ɗum natne ɗuma ndir ndu en suudu Cheikh Saad nag woo taalibe naar yi mu ñoo ñu àndal mu ne ko dugal leen ko ci néeg bi noddi ɓe Cheikh Aljuma wi ɓe daari e damal he mu woo ñi Cheikh Aljuma àndaloon mu ne la léegi yéen taxaw leen ci bunt bi ndax nit ñi ba dal ci koom gaañ ko en daari e damal he ɓe naara par tatum par nayo jaltu jalti tan woɓɓe naata léegi nag bi ñu ko fàttee foofu léegi ñoo ci def ko ay xaaj ñii di dugg ziyaare génn ñii dugg ziyaare génn ñaan mo noon kam tawi Cheikh na siwa hoot jamono bu ne fee Cheikh Saad bu delloogul Nimzaat waɗi ko ɗungu mu def teraanga ma macha allah fof en tabarakallah keƴa ko ɗum macha allah nganal ga yaatu ñëpp nag ña fa toog yëpp xëcc fii Cheikh de Thialaw tëdd Cheikh na Cheikh Saad bu masaan dëkk dafay dal fii bu soonoo loxol ndey joram ca wet gee féete penku balaa siggi wàcce fa alquran bu soonoo ci loxob càmmoñam fii ci sow balaa siggi wàcce alquran ci dunduk Cheikh de Thialaw la ko wax ne nañu sàkket fi mu wër béréb bii ku fi dikk woo ma fi ñeent fukki yoon ñaan ci yàlla sa aajo
bu weer wa dellu see déwén nu tase man Cheikh Saad Bou ak yow te aaju ja fajuwul na nga tifli ci sama kanam te wax ma ne ma yonent bi du sa maam. maam Cheikh làkk ko mu ne ko na nga fi samp ñaari bant ci bopp bi ak ci tànk yi boo génnee àdduna it nañ la fi denc. déglul ma wax la ak ñëwam ku mel ni moom dootu fi am Cheikh na Cheikh Saad Bou. moom rek laa gis mu siyaaxal nit ni ko demal nga ñëbbi sa dëkk te su ñëbbee dootul ñëwati daf koy wax bul ñëw ci man te ku ko rom mu ni ko dellul fi nga jóge bu leen ñëw ci man seen aajo faju na toog leen toogal nga am say taalibe sa mbooloo kër cheikh yëpp demal ci kër cheikh yi foo ci dem daa fa fekk ay taalibe yu dul jeex yoo xam ne bu su xamuñu fu mu jaat féete. technique boobu la Cheikh Saad Bou def pour yaatal l'islam ndax ay cheikh yu mu doon teg noonu mu doon doxalee également noonu la fexe ba am un peu partout ay représentants ndax Cheikh Saad Bou liggéeyam yamul woon rek ci nord wala ci Trarza wala ci Ndar foo laal lu jëm ci wàllu réew mi ca kaw ca nord au sud penku sowu partout Cheikh Saad Bou fii ci Sénégal amoon nañu ko toogal foofu tey jii bu l'islam duggee Casamance ba wàcc ci diggante Guinée yi wàcc Gambie Cheikh Saad Bou liggéey na ci liggéey bu rëy à travers kenn ci cheikh bi nga xam jarbaatam la Cheikh Mahfou Ould Abba bi nga xam ne Cheikh Saad Bou for na ko fukki at ak ñett Cheikh Saad Bou mi ngi koy formé ba may ko mu dugg Casamance ndax temps yooyu dugg Casamance di wax affaire l'islam du jafe woon na Cheikh Saad Bou liggéey na loolu yëpp. cheikh na c'est l'Africain c'est le shérif qui n'a pas de frontière. intégration africaine gi ñuy wax Cheikh na Cheikh Saad Bou ko jëkk def ñëpp Cheikh Saad Bou am na ay taalibe Mali am na ay taalibe Guinée am na ay taalibe Guinée Bissau am na ko Gambie am na ko Côte d'Ivoire am na ko Niger am na ko Nigéria fu ci nekk ay xaadira nga fa yoo xam ne ñu ngi wuyu ci turu Cheikh na Cheikh Saad Bou. parce que jullit yi kan nañu topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad fu mu tëdd mu ngi tëdd Médine coow li yëpp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la c'est un saoudien te nag kenn ñemeetul wax amul kenn ku ñemee xalaat bay waxal keneen ku dul Muhammad xaatimu nabiyyiin wa imaamul mursaliin yàlla may naka lu xam ji la moom yàlla daf ko yónneeti ñëpp ba pare amul laa fadla arabiyyun ala ajami illa bi taqwa nit ku weex mënut a gën arab mënut a gën nit ku ñuul illa bi taqwa lu dul mu gën ko jaamu yàlla. ana ban doomu cheikh na tey buy dox te sa yaay wala sa maam nit ku ñuul amut ñii wolof ñii naar ñii pël ñii bambara ñëpp métissage bu yéeme bu doy waar. ak buur yi fi nekk yëpp jur nañu cheikh na cheikh ndax buur siin am na ñoo xam ne te doomu cheikh na yi seen maam la. Alburi Njaay am na ñoo xam ne seen maam la. Lat Joor Ngoone Laatiir am na ñoo xam ne seen te ay buur lañu nekkoon fii ci biir réew mi ndakaaru jee ñii ko moom muy lébu yi jur nañu ay doomu cheikh na jaxasoon ak ñëpp. moom ba mu ñëwee Ndar ñëw rek jublu Ndar bango la njëkk a wàcc te bango boobu mu wàcc yàlla dafa def ni foofu mujj am université Ndar ba fay Cheikh Saad Bou def xaymaam boobu kenn xamul woon ne jamono dina dox ba fii nekk tund boo xamante ni moo du xam-xam bu ne dañ koy jàng foofu mu campé foofu te campé boobu mu campé foofu xaali ma jaxate kala lu ne wax na ko ci ca leer ba daan jollee foofu waaye Cheikh Saad Bou campé ba jógee foofu wuti ci Ndar nag dugg biir Lille wàcc Ndar tuut wàcc Gendar liggéey boobu Cheikh Saad Bou def ci Sénégal ak ci sous-région bi liggéeyu ko rek moom rek daf ko àndoon nag ak ñi nga xamante ne ñoom la fi yàlla joxoon kaddu ñu ko doon liggéey ku ci mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ndax Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Saad Bou seen histoire dafa yàgg ndax Cheikh Ahmadou Bamba ay waajuram seen cosaan xaadiriya la mais nag xaadiriya ñu ngi aju woon ci Cheikh Sidiya El Kébir bi nga xamante ni moo bokkoon jamono ak waajuru Cheikh Saad Bou Cheikh Mohamed Fadel ba am na benn xasaayit bu mag boo xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba bind na ko ñu koy wooye silsilatul xaadiriya foofu Cheikh Ahmadou Bamba wax na naka la fexe ba am wérdu xaadiriya jaare ko ci doomu Cheikh Sidiya El Kébir bu mag boobu ñu koy wooye Cheikh Sidiya Baba Cheikh Ahmadou Bamba ba muy dem exil en 1895 Cheikh Saad Bou dafa waxoon ne ba muy dem weer la waaye bu ñëwee jant lay nekk boo xamante ni kenn du ko mën a féete kaw loolu Cheikh Saad Bou wax na ko ñaanal ko mu dem Cheikh Ahmadou Bamba ci boppam bind na lettre Cheikh Saad Bou ne ko waxuma la yow mbégte nga ci sa papa waaye mbégte nga ci lépp loo xamante ni l'islam la ci kaw terre
wax ko cofeel bu mu am ci diggante moom ak yonent bi ak ñëpp ñu taq ci yonent bi di sëtu yonent bi. ñoom nag ci seen jamono dañu buggante woon dañu soppante woon ku nekk foo dëkk keneen nga woy ko am na fi ay woy yoo xam ji la Cheikh Saad Bou dafay wax ni yéemu naa lu yéeme lii dafa yéeme lan moo ma yéem ba lii nga xam ji la ubbeeku na ci bépp murit bu jëblu si Cheikh Ahmadou Bamba. diggante boobu day diggante bu xat bu riche boo xam ne lenn lu bari ci nit ñi dañuy wax ne mosuñoo gisee ci zaahir waaye gis nañ gisee baatin waaw donte am na ñeneen ñuy wax ne gis nañ gisee zaahir sax waaye nag li ëpp ci riwaayaat yi ak ñi nett dañuy wax ne mosuñoo gisee ci zaahir mais correspondance yi daan échanger moom bari woon na lool ak délégation yi daan échanger te bari woon na lool yoo xam ne rek lépp yiw la yëpp xam nga ñu xam ne rek ñoo bokk tool bi ñoo bokk liggéey bi Serigne Touba maamam lay liggéeyal di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Saadu bi xam ne Serigne Touba jëwriñ la ci jëwriñu maamam yi nekkal ko ci Sénégal mu nekkal ko Mauritanie doon nekk xam sa tuwas la très bien le lien de liaison entre le Sénégal et la Mauritanie te le Sénégal et la Mauritanie dañu ñaari réew yoo xam ne lu bari leen a boole ni ñu ko ngeen ko xamee diine ji boole na leen te mooy li ëpp solo mbokk yi boole na leen voisinage boole na leen géographie boole na leen donc histoire boole nañu lépp ñu boole ba njabootu Cheikh na Saadu bi lu ci bari ñu ngi Sénégal njabootu Cheikh al Khadim ñu ci bari seeni waajur Sénégal la jógee danaa koy wax toujours ne ñun mën nañoo wax ne ci famille Serigne Touba dañoo am le sang mauritanien dafay couler ci suñuy veine ndax lenn ci njabootu Serigne bi mën na jàdduru Cheikh Abdoulahi radiyallahu anhu mën na jàdduru Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mën na jàdduru soxna Ami Gànnaar nga xam bañ ko ba soxna Ami Gànnaar lañ koy dàkkental waajuram bu jigéen jóge Mauritanie loolu lépp rek luy wane nag relation bi ñu yàgg am diggante Sénégal ak Mauritanie ak diggante Touba ak Mauritanie diggante famille Cheikh Ahmadou Bamba ak Mauritanie donc lenn ci leer Serigne Touba yi ñetti ay doomam seeni waajuru jigéen Mauritanie la jógee kon loolu day wane ne Mauritanie ak Sénégal yàgg nañ lool suñu tur yu nuroo yi sax wane na ko man mii sama famille am naa ci ñoo xam ne amoon nañ Cheikh Saada bi amoon nañ Cheikh Maal Aynayni ñu ko tuddee loolu lépp relation yi yàgg la te suñu waajur mooy Mouhamadul Fadal nga xam ne loolu lépp sëñ Maamun mi may waxal Mouhamadul Maamun la man may Mouhamadul Maamun kon loolu lépp rek ay éléments la yuy wane rek ne bokk yi yàgg na fi jaxasoo gi yàgg na fi relation yi yàgg na fi. nee suñu maam yi ñu yàlla baaxee nag nee domaine bu ne bind nañ ci bàyyiwuñu dara nee loolu nag war nañ koy def programme ñi ngi koy ñaanit kilifa yi ñàkkuñu ay boroomi xam-xam ay boroomi gëstukat ñu man di liggéey ci loolu ba lii fi mag ñi bind bàyyi ko fi muy programme boo xam ne daañ ko dugal ci école yi ndaw ñi xam ko ci primaire yi ci lycée yi ci université yi. Cheikh Saad Bou bind na ci affaire u tasawuf ci lu baree bare li ñuy wax verset abrahamique bind na ci basmala Cheikh Saad Bou bind na ci laa ilaha illallah Cheikh Saad Bou bind na ci Cheikh Saad Bou bind na benn xasida bu mag boo xamante ni 666 vers la wax nit nan lay demee ci biir tasawuf nuurul ilmi fil tasawuf yooyu yëpp Cheikh Saad Bou teg na ko Cheikh Saad Bou bind na wasilatul maqasidi mi ngi ko tënkee ci ñaar surat ci alquran benn surat 21 les prophètes bi ñu wax le Big Bang ba yàlla di tàqaleeg suuf ak asamaan ak le voyage nocturne ba yonent bi di ràññaan ndax moom nee na gis l'essence de la divinité loolu moo gën a rëy ci la yonent bi am loo tax mu tëgg benn xasida bu mag tuddee ko le maître bien aimé wasilatul maqasidi inal murad liggéey bu rëy boobu Cheikh Saad Bou def bind ko ci affaire u tasawuf bind ko ci affaire u fiqh bind ko ci affaire u mariage bind ko ci affaire u lekk bind ko ci affaire u santé du corps bind ko ci ay domaines yu bëree bari ba léegi nii mi ngi inspiré ñi nga xamante ni ñooy jullit yi. ne moom am na wëllëre yu bari yoo xam ne seen teesu doctorat ñii ñi ngi ko bind ci dundu maam Cheikh Saadu Abi ñii itam ñi ngi ko bind ci dundu maam Cheikh Ahmadou Bamba ñii ci dundu maam Cheikh Al Hadji Malick ne mag ñi daal bari nañu kaar te ñoom mag ñi nag seen njàngale bu ñu ko toppee am ci réussite jàmm day am ne ndalte day am ne koom-koom it day am
bennoo it day am jëflante bu rafet day am waxul ne nag bu ñu jàngalee yeneeni boromi xam-xam mën nañoo indi programme yooyu ci école yi waaye daal li mag ñi bind doy nañu amul nag benn domaine boo xam ne mag ñi bàyyi nañ ko lu dul bind nañ ko ci wàllu lettre ci wàllu science bàyyiwuñu dara loolu nag nee na ñi ngi la koy yóbbante suñu base ni ñu koy waxee mooy hasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla doy na ma kiiraay gëm naa yàlla doy na ma kiiraay jamono ji am na ci importance dellu ci yàlla ñu xam ne tes beeg doow yeeg yëpp bu ñu fàtte ne bu ñu fàtte yàlla innal muraada min ijaadu xaalxe ijaadu amadu lifaat xiraat xe akramu man tudilloo xabraawo wa xayra man tuzillohoo xadraawo ala maratibi shuhud zaate tafadlan li sayyidi sadaate bi ijaadu alamin hulwiyo ma ijaadu alamin fliyo bijaayi xazaa'inul